les leaders tirent beaucoup plus ci waa Yewwi que ci waa Benno. Mamadou Lamine Massaly bu bokk ci coalition bokk gis-gis nee na Ousmane Sonko moom si bokk moom mooy leader bi et que moom moo gën a jege ki nga xamante ni moo di président Macky Sall dem ba def ci ay révélation ni moom Macky Sall jot nañu jokkoo plusieurs fois ci ab appel téléphonique. léegi dama koy laaj moom Massaly nu mu def moom ba xam dilu Sonko ak Macky Sall li ñu waxante loolu rek lii rek laaj ko boo toogee moom nee ko moom Massaly. mais peut-être que déedéet yamat peut-être non non soo demee baal defar bi déedéet. am mais defaruma mais peut-être. Sonko mooy dil ak Macky réew mii Sonko ngi dil ak Macky Sall mu nekk lu privé lu kenn xamul moom lu ko toqal ci waaw mais na Sonko tamit def mooy bañ toqal ci noppam kenn ñee opposition bi yëpp Macky Sall la ñu àndal noonu tamit la Massaly tamit demee ba xam tamit non boo gisee Massaly rek moom dafa dugal boppam maanaam Massaly Sonko def ne woon ah fii de am na lu réer Massaly na man de sama poche yi li réer benn nañ ci wala na maanaam kenn xamut li mu wax moom dafa gën a dugal boppam parce que munoo wax li Sonko di dil ak Macky Sall yow nga xam ko des fois nit ñi dañuy dugal seen bopp sax sa dugg. waaw léegi est-ce que Sonko tamit yow ni nga ko waxee nii c'est-à-dire ni nga waxee ni Massaly dafa dugal boppam. xaaral ma est-ce que tamit jàppoon ni kon tamit noonu nga war a waxee ni Sonko tamit dafa dugal boppam. Sonko parce que Sonko nu mu def tey ji ba xam ni opposition bi yëpp lu weesi yeewu ak wàllu ñoom Macky Sall la ñuy jàppale est-ce que tamit du Massaly tamit noonu la xamee moom it ni Sonko ak Macky Sall ñoom tamit am nañ de très bon rapport. après leeral na waxul ñëpp na saa yu élection ñëwee am na liste yoo xam ni président moo koy créé jox leen xaalis jox leen parrainage ngir ñu dagan baatu askan Cheikh Abdou Bara Dolly féelu kon na Sonko dafa weex donc man maa ko njëkk wax te dëgg la. mais loolu nu mu nekkee dëgg te yow ñu gis xaaral rek te yow ñu gis ay opposants yu mel ni comme tey jii Mamadou Lamine Massaly foofee ca Thiès ñu gis ko moom si boppam mu dem collecté li nga xamante ni mooy ay parrainage am dem jébbal ko gis keneen ak keneen mais boo demee Thiès nga taatafa li nga xamante ni mooy xibaar dañ la ko wax ak ñeneen ak ñeneen mais dama ni c'est-à-dire loolu yëpp tey jii ñoom bu ñu demee dagan li nga xamante ni pour jéem a xam nga parrainage am ko yow mën na de soxna seen parrainage am seen ay fonds propres pour dem campagne électorale signal ma jox la 5000 kay ñëw ni kay moo leen financé signal ma jox la 5000 ko war a mën a jàppee signal ma jox la 5000 yow na parrainage du affaire bi de xam nga looy affaire bi lan ngay génn ci urne loolu moo am solo gars yi bëri na ci ñoo xam ne genn wàllu parrainage waruñ ko am te dañ koy am amuñ benn activité politique meeting wuñ campagne wuñ tey débat wuñ réunion wuñu teniruñ siège waxtaanuñu daje wuñu ak militant soxla sénégalais yi ñoru leen at ba at xoola campagne ba campagne nga leen di dégg ñu génn def rang wu 4-4 di lakk bu nekk 100 000 francs gazole wër réew mi yëpp te amul ñetti nit kan mooy yàqee noonu xaalisam. ba tey ci en terme de communication ñu taxaw ba tey ci Ousmane Sonko ak ay kàddoom déjà man balaa ñuy ñëw si yeneen kàddu yi sax man dama jàpp ni moom Ousmane Sonko lax naa ko fii ak sama émission 100% ak Pape Ndiaye Walf ma ne ko dama foog ni Sonko par moment day baax nit yi fàttali ko ni ko moom listam dañ ko invalidé tu n'as pas comme l'impression que ni dafa nëbb bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy suppléants yi parce que tu vas me dire peut-être que moom la nit yi xam moom mooy chef incontesté de l'opposition foofu mu génn pour nit ñi voter ñële mais jàppoo ni ba tey ci lu ni mel waroon nañ peut-être caravane bu nekk buy jaar ci gox ba nga xamante ni que ñu investir te li suppléant moo fa nekk war nañ ko mettre au devant de la scène ngir présenter ko askan bi parce que bëri na nit yu nga xamante ne xamuñu ñan lañ def ci liste suppléant yi man mi sax xaw ma ko. loolu amul solo di. am sax amul solo. suppléant yi bu ñu demee assemblée nationale ñoom foofu laa la xamee ni ñii ñooy député Yewwi. suppléant yi génn di nga leen xam incha allah bis bu ñu diggee assemblée di nga leen xam ci ay projet de loi. suppléants yi génn man démb sax laa doog a yëg ni sama xarit Adja Awa Diène bu waa Médina moom ma nga ca liste suppléants yi mu Adja Awa sama yaay jooju. sa xarit maa koy doog a yëg. war na laa mere nag nekk sa xarit te yëgoon ni investir. parce que Sonko ko nëbb ci liste suppléants déedéet Sonko nëbb ko Sonko dalee na jaay ñoom seen liste Sonko dalee na jaay mooy Sonko mooy figure emblématique gu opposition c'est le leader de l'opposition bëgg ak bañ mais mu jaay listam xam nga li am solo. du kii wax liste bi jàll. moo am solo Barthélémy wax ak Sonko wax ak Khalifa génn ak keneen a génn amul solo xam nga lu am solo liste bi jàll et loolu la leaderu conférence des leaders def ana Khalifa Sall kan moo ko gën a légitime ci Dakar ci ginnaaw la toog bakkoog Sonko mooy ne liste bi jàll moo am solo ay bu ñu fa nekkee man maay wax yow yaay wax yaay déet loolu amul solo li am solo mooy liste yee bi jàll. non mais nag Cheikh Ousmane nag bu ma ñu nag loolu amul solo. loolu amul solo am na solo bien sûr. suppléants yi ñu investir yow waxoo. mais est-ce que kon du en quelque sorte dafa mel ni comme si ñoom tamit dañoo xaw a minimiser ñi nga xam ne non minimiser wu leen. est-ce que suppléant tam yow vous parlez de suppléant de waxoo ba tey liste nationale suppléant. la ma ne liste nationale bi dañ ko invalider kon suppléant ñoo xew. suppléant deuxième position. donc duñ première position. waaw mais première position dañ ko invalider. kon ñoom xewatuñu kon kay deuxième position. ñoom bu ñu nekkoon première position ñoom ñooy buzz. ñoom
mais ñoom ñoo war a buzz. mais ñàkk am buzz mais boobu buzzuñu. mais ñàkk am buzz booboo tax ñu jël suppléant mais ñu dugal leen ci liste suppléant buñ buzzoon dëgg liste nationale lañ jëm. waaw mais quel que soit Alpha après ñoom la yàlla àndal parce que finalement seen liste mooy dem assemblée nationale. waaw xam nga nag ñoom foog ñu xam liñ bëgg. liste suppléant kan moo ko jiite. le frère de Habib Sy moom la ñu wax ni moo jiite xaw ma nan si moo jiite liste suppléant yi waaye yaakaar naa noonu la loolu lépp amul solo xam nga waaye su fekkoon il était bien connu du dem liste suppléant liste nationale lay dugg ci tête de liste yi lay bokk donc xam na ni seen visibilité demeewul noonu moo tax ñu indi leen en deuxième position mais ils ont du mérite coalition bu large noonu ñu dugal la liste suppléant vous avez du mérite léegi nag yow vous avez du mérite rek dañ la xeeb nit ñi jay la nga ne ñooy génn wax sénégalais yi. débat d'idées bi nga xamante ni woo na ci ki nga xamante ni moom mooy Aminata Touré également teg ñeenti conditions. ci ñeenti conditions yooyu bokk na ci ne Ousmane Sonko na leeral nit ñi digganteem ak ñi nga xamante ñoom ñoo di waa MFDC. ak tamit lu tax boobu ba tey du ci bëgg wax. bokk na ci tamit également mu ne na leeral digganteem ak ñi nga xamante ni moo coowam bi ñeel digganteem ak Adji Sarr. entre autres mu bokk ci li nga xamante ni moom la Aminata Touré di sàkku ci moom. mais ci kaw débat d'idées boobu ñu bëri tamit jàpp ni loolee en termes de démocratie dafa war a nekk lu nga xamante ni war na war a am ci réew mi parce que bu ñu xoolee yeneen réew yu mel ni comme France gisoon nañ ko rek ci élection présidentielle bi am diggante Macron ak ki nga xamante ni moom moo di Marine Le Pen gis nañu ni toog nañu waxtaan ñoom ñaar ku ci nekk teg li nga xamante ni moo di say idée ci kaw table bi mën koo defar non c'est pas grave fii Sénégal c'est defal la sax donc ñu bëgg tey ji di xaar à ce que ni lu ne mel waroon na war a mën a am fële également ca Ziguinchor am na ki diggante Guy Marius Sagna ak la dame la xaw ma nag fàttali naa turam waaw ñu loolu yow ban gis nga ci am ban gis nga ci am waaw xam nga man damaa gëm ni Mimi Touré lay la ut rek ngir daw débat bi ndax bu bëggoon question yooyu Sonko ardu ci du ko laaj avant débat bi day bàyyi bañ toog mu laaj ko du dëgg Victorine Ndeye waaw Victorine di yow yaa ngi ni yaa ngi may laaj may tontu laaj bu la neex mun nga ko fi suruxal mais bu la leeree ne nangam soo ma ko laajee du ma ci tontu wala bëggoo ma tontu ci dag ma koy bind avant Cheikh Ousmane nangam laa lay laaj man la du ma ci wax soxna Mimi Touré su bëggoon Sonko tontu ci yooyu dëgg day toog ci plateau bi laaj ko te lan la ko laaj mu artu ci MFDC lu mu ci artu Sonko lan la waxul ci MFDC taxaw na publiquement ne leen teg leen seen armes yi ngeen génn Macky gi man gëwuma ay pàcc-pàcc man gëwuma sax Sénégal gii ni mu ndawee. loolu c'était en 2019. waxaat na ci keroog rek bi mu génnee ci liem bi garde à vue bi section de recherche bi mu toogee ak leader yi fii ci siège ba ne leen keroog rek waxaat na ci fii ci tournée campagne bi ne leen man ku xalaat diriger Sénégal xalaatuma indépendance te Sénégal suñu réew yi ni mu ndawee ñun ñi ngi ñaan yàlla diriger lu toll comme espace CEDEAO yamul ci loolu Sonko dem na Bignona bi ñuy dem di jaali ñii Bignona boo amee xaritu joolaa dañ koy laaj mu wax la position bi Bignona amoon ci jeex na position bi Bignona waaw position jeex na pire position bi Bignona amoon ci rébellion zone bu sensible ñi dëkk Bignona Sonko fa la toog contre indépendantiste tenir un discours boo xam ne day rompre ñi xeex indépendance day rompre ñi gëm ay xaajoo beddee koog yooyu maanaam discours anti rébellion le tenir dans le cœur de l'ethnie Joola amul lu ko gën a fort waxuñ ci de dem Wuro Sogi tenir discours unificateur bu amul fenn kenn waxu ci lan la bëgg mu waxaat ci wala ñoom dañoo bëgg Sonko dem tay la bakkanam gi waa MFDC ci ñëw ne leen tay ma xeex ak yéen te mbirum rébellion même le président du ci wax moom la gardien de la constitution. moom fi muy waxee ba tey moo di. lan lay wax ba coow la amee ci diggante MFDC ba ñu capturé kenn ci. soldat sénégalais voilà c'est-à-dire ba actualité. maanaam mu génnoon condamné ko tàngee noonu instant boobu ñëpp di ci wax ba ku mel ni Sadio Mané ci boppam sax daal di ci defoon ab poste ni di sàkku si ki nga xamante ni moom moo di Salih Sadio mu bàyyi ko. mu bàyyi soldat sénégalais bi ci nu mu gën a gaawee ñu gis ni moom Sonko ak dimension mu am tolluwaay mu am waxu ci te li mu Aminata Touré te loolee la ko. taxal foofu dégg nga le président wax ci wiiw non rek ñu jàll ay président non dama laa laaj président wax na ci wala léegi d'accord léegi man maa laaj président wax na ci man fii man maay laaj waaw tontu waa ngir yàlla président wax na waaw wala déet man maay laaj tontu bul inversé les rôles gis nga loolu c'est un faux débat mënuñu jàpp ay militaire
d'ailleurs ñu condamné loolu bu baax le chef suprême des forces armées waxu ci ñu ne l'opposant demal nga wax ci lu muy wax ban homme politique bu de Casamance moo ci wax jàpp ay soldats départu tey est-ce que da nga mës a dégg ñu ne Ablaye Balde waxal ci militaire yi ñu jàpp. da nga jàpp ci tënk moom da nga mës a dégg ñu ne Robert Sagna wax li nga xamante ne mooy débat bi Sonko gis nga mais Sonko tam lan lay woote ay débat moom. gis nga Sonko waaw parce que. yow dañoo invalider sa liste yow nekkatoo toutes les grandes démocraties lan ngay débat. ñaara ko waral. dans toutes les grandes démocraties day am débat télévisé loolu beneen bi dafa tourné wax seen programme. waaw d'accord xam nga tey jii man sama bopp sama. Sonko dafa wax programme am. saak ñoom ñu weddi programme am Sonko na ko léegi comme que weddi nga li mu wax. kaay ñu toog débat télévisé ma wan la na li may wax man bi may dugg sama laaj bañ naa ko ba ni la débat yooyu dafa nekk lu ñëpp rafetlu parce que dafay consolider li nga xamante ni moom mooy la démocratie te bëri na ci ay réew ba ci réew nasaraan yi fu mel ni comme France dañ koy amal mu nekk lu am solo loolu jot na ñu amal ko suñu réew Sénégal loolu biti la fanaan mais dama ne ci kaw loolu bu fekkoon tey ji moom Sonko ba tey listam dañ ko validé mu nekk ci campagne nice nekk li nga xamante ni mooy tête de liste mu d'accord nañu dans ce cas là mu janoo ak ki nga xamante ni moom moo di loo tête de liste di Mimi Touré mais jàppoo ni comme moom listam dañ ko invalidé kay sam dafa nekk débat de campagne pour dimbali ñi nga xamante ñoom ñooy suppléants yi soxla loolu moom ay débat contradictoire lu tax Mimi Touré di ko tontu kon parce que bokkul moom moo ko wax waaw jeex na kon na ñëw ñu débat moo wax bokkul nga tontu kañ débat xam nga lu tax du débat bés bu Mimi Touré toogee ak président Macky Sall débat ñu daax seen faay yëpp ay feeñ seen ñàkk mën seen ñàkk bëgg defar da nga jàpp Mimi Touré elle est incompétente Mimi Touré su nekkoon waaja heure bii du jiite tête de liste bi xaru lañ koy dañ ko dugal abattoir te président daxay dàq président su fekkoon ni Mimi Touré bëgg na ko jëmal dëgg-dëgg du ko sacrifier ni du ko dàq yorut poste ba benn instant mu ñëw taxaw na ko demal xëccoo na élection yi Mimi Touré la Khalifa Sall gañoon en 2014 ak léegi ñaataat la 8 ans xale bi amoon 10 ans mat na voté maanaam beneen reconfiguration wa am le discours de Mimi ça passe plus. d'accord on accélère boobu ça passe plus. d'accord léegi nag laaj bu ñaari laaj yu mujj yi parce que liñ cooloon si wax di jana tàkk Cheikh Ousmane mooy kàddu yi nga xamante ni Sonko démb ca Kolda yëkkati na ko ni askan ba yeewoo foofee nañu dem retirer seen ay cartes électeurs je rappelle que ne bëri na ay cartes yu nga xamante ni ñu ngi ko stocké nit ñi demuñu ko retirer malgré sensibilisation bi ñu ci def yëpp ak BA yi nga xamante ni spot yi nga xam ne ñu ngi ko ci def depuis lors nit ñi demuñu retirer li nga xamante ni moo di seen carte taux d'abstention bi dafa bëri trop Ousmane Sonko ca Kolda démb yëkkati yooyu kàddu sensibiliser nañu ngi dem jëli ko ba ñëpp rafetlu ko mais dafa dem ba ca mujjantal ba daal di cee raxaat la nga xamante ni bokk ci man dama yaakaar ni moom Sonko man dama koy seetaan des fois waaye dama naan voilà moom c'est-à-dire li muy show moo bari dem ba ca fay ba ni leen bu ngeen demee di ko retirer sax bu leen ko bañee jox défoncer leen buntu ya bu ñu leen laajee ngeen di Sonko moo leen ko sant waaw xam nga loolu c'est dans le cadre politique rek discours c'est pas nouveau fii la wàdd na violence bi ñu koy tuumal à chaque fois violence verbale bi ñu koy tuumal à chaque fois mu koy gën di dëggal mais politique rime avec violence politique dafa am instant wu violence un discours très corsé ngir ñu mun la bàyyi nga mën a développer sa discours passif. mais moom fi mu toll nii jàppoo ni moom loolee da ko war a weesu. non parce que bëri nañu topp ci ginnaaw bëri nañu roy ci Ousmane Sonko mënul weesu discours agressif en politique bés boo ko naree weesu mooy jour bi ngay bàyyi politique fi wàddu tolloon bi muy wax bu leen sànnee lacrymogène delloo leen ko bu leen dóoree liif jël leen chaîne vélo fayu Sonko tollu gu fa sax politique mooy rime ak violence bul fàtte ni fii la président Macky Sall wax ne waa président Wade su defee nangam on va le déloger au palais tey weesu na ko du ko wax c'est-à-dire politique dafa am moment boo xam ne da ngay tenir un discours très corsé boo ko deful da ngay waye di sax far xoolal ñi ngay wax naan discours bii dañ ko war a weesu am na ñu ko weesu yow doo leen voté man duma leen voté ñetti sénégalais topp leen seen coalition yi mujj na démissionné sax ci élection yi dafa am temps wu discours très corsé am temps wu discours kon daal da nga jàpp li mu dem ca Kolda la dara nekku ca man gisuma lu ma ci bu ngeen demee défoncé c'est pas moom moo di porte yi non xam nga bu xale leen laajee ne leen Sonko moom moo leen ko sant xam nga bu fekkee xale yi dañoo dem di jëli seen carte ñu bañ ndax lan fii zone bi électorat bi favorable leen discours boobu boo ko teniree maanaam dafa am lu ñuy wax dissuasion mooy man bu ma bañee ñu xeex man ak yow maanaam ñu jàppante ba gaañante dama lay dissuader ci nga songu ma su boobaa ci la jàmm di am
mais dissuasion boobu bu fa new rek yow di nga ma song te boo ma songee jàmm dootu fa am boo demee sax ci militaire yi dañuy wax dissuasion militaire maanaam da ngay armé wu ba yow sa voisin yi dañ lay ragal duñ la song li ñuy wax naan pour avoir la paix faut faire la guerre pour avoir la paix. Antoine Félix Diome foofu nag lay daanelee Cheikh Ousmane. fas yéene amal ab tournée ci lieu de vote yi. dina ko njëkkee fi nga xamante ni moom moo di Mbour Thiès Touba pour enfin finir à Dakar. ñu ki samedi 30 juillet di veillu élection yi li ñuy nag saytu su boobaa nag moo di dem xool li nga xamante ni moo di condition yi fas yéene amalee élection yi ndax lépp dajaloo na lan lañ ci war a mën a xaar parce que d'habitude dañuy amal yooyu les visites dem nemmeeku indi matériel bi à temps ak yu ni mel mais noo def bésu élection yi nga dégg ci encre manqué na fii wala lii waruñu koon def fii ak yu ni mel ay couac ak yu ni mel. waaw man de bu ma doon Antoine. su ma waroon def benn danaa def ñaar fukk. ndax moom dañ ko jiiñ far. waaw kon lépp lu mu war a def rek. warul ménager benn effort. pour déroulement scrutin bi jaar yoon. ndax déjà dañ ko joxoñ ne dafa far. te mu farit. doxali namit far mu waxin ni lu mu mën a def ba kaam falu dana ko def di ko doxee. kon nit la koo xam ne moom il n'a pas droit à l'erreur. maanaam benn erreur benn virgule moom opposition bi duñ ko pardonner. te am na erreur yoo xam bés bu amee opposition bi danañ am position boo xam dafa nar a radical opposition bi dafa nar a jaxase dëkk bi kon moom warul ménager benn effort man de bu ma doon moom jamono ji du ma nelaw samay guddi du ko fekkee suma noflaay du ko fekkee danaa dangi ba scrutin bi jaar yoon ba cas de fraude wala cas de beneen yoon boo xam ne nit ñi mun nañ ko joxoñ baaraamu tuuma du am ngir scrutin bi jaar yoon waaw man bu ma doon moom taxawaay boobu laa am. danaa rey sama bopp la askan bi di waaw danaa rey sama bopp ngir élection bi jaar yoon. am na solo